jërëjëf Cheikh Tidiane wàllu mutuelle mën naa ne sax depuis 89 la ñu xam mutuelle de santé mu taxaw ci Sénégal jëkkee ko ci Fandène mu nekkoon ay xalaat yoo xam ne dafa jëmoon ci luy yombalal nit ñi ñu jot ci paj mi ñu koy doxal ci wàllu li ñuy wax ndimbal ak ndimbalante ak fagaru ci lañ koy tëral askan wi ci village yi ci teeru gi ñuy organiser wu di defar seeni mutuelle de santé mu nekk ay assurance loolu ñu ciy jox ba 2012 2013 président de la République monsieur Macky Sall son excellence Macky Sall ñëw gis liggéey bi ñuy liggéey ak programme yu bari yi nga xam ne jëm na ci wàllu kiiraayu askan wi mu ni moom day taxawal li ñuy wax couverture maladie universelle couverture boobu mu ngi ko lancé depuis 2013 mu jël benn pàcc gi ni man dama ko wéer ci wàllu mutuelle de santé ndax Sénégal boo ko jëlee tey boo jëlee téeméeri nit juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar amuñu kiiraay. amuñu kiiraay. maanaam couverture maladie amuñu couverture maladie. ñi am couverture mooy fonctionnaire u état bi ak travailleur du secteur privé maanaam ñiy yëngatu ci entreprise bi ak yooyu ñooñu kese ñoo amoon ñu toll ci 13%. donc 87% yëpp mu nekk ñiy yëngatul seen bopp ñu koy wax économie informelle. ak ñiy nekk ci monde rural. moo xam baykat bi moo xam nappkat bi moo xam sàmmkat bi ak yooñu. parce que boo xoolee traditionnellement ñi nga xamante ne moom la état yi di daan jàppale mooy fonctionnaires yeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le secteur privé mais économie informelle bi amuñu woon lu ni mel. amul ba ngeen ko taxawee léegi ana yan jéego ngeen jël ko teg ko kii que askan wi mën a xam ne effectivement lii jot ngeen ko def. waaw li ñu def mooy bi ñu ñëwee 2014. 2015 2016. ànd ak agent de la couverture mooy taxawal mutuelle de santé ci commune Sénégal yëpp. mooy CMU. CMU waaw. tey foo dem ci Sénégal am na mutuelle de santé. képp ku bëgg a bokk ci mutuelle de santé boo demee sa commune am nga mutuelle de santé loolu benn la ñu boole ci encore def signature de convention ak poste santé Sénégal yëpp signé nañu poste santé publique yëpp signé nañu convention ak ñoom. signé nañu ak centre de santé Sénégal yëpp convention. signé nañu ak hôpitaux régionaux Thiès Sénégal yëpp convention même am na hôpitaux nationaux yoo xam ne signé nañu ak ñoom convention ak ay pharmacie nga xam ne tey jii lu waay bëgg ci wàllu faju da nga koy mën a jot ci sa gox depuis sa village ak leneen loo xam ne yeneen kiiraay yi sax yeneen assurance yi amuñu ko. donc loolu def nañ ko tax na ba tey jii sénégalais bu bokk ci mutuelle de santé boo bëggee faju amatoo beneen jafe-jafe. amoo jafe-jafe te li ñu def mooy. paquet bi ñu yor tey jii maanaam li ñu jagleel nit ñi te di loo xam ne li dafa am maanaa ba nga xam ne tey boo seetoon assurance yëpp li fi nekk suñu yeneen naataangoo ñekk ci yeneen yi ñun li ñuy jagleel askan wi ñoom duñu leen ko jagleel. parce que ñu ngi jagleel nit ki boo demee di faju 80%. prise en charge bi quoi. waaw prise en charge. boo demee tey jii poste ci structure publique yi. 80% maanaam téeméer bu nekk ñaar fukki dërëm rek nga ci joxe. dem nañu ba nga xam ne tey jii ci wàllu li ñuy liggéey. nee nañu chirurgie. boo demoon hôpital tey jii di def chirurgie moo xam damm la wala opération la yow loolu doo ci fay dara. mutuelle bi moo la koy fayal 100%. am na évacuation nga mën a jóge fii dugg ambulance ñu yóbbu la feneen yooyu yëpp mutuelle bi daf koo jël tey jii di faj nit ñi yokk ci di leen yóbbu pharmacie bu garab yi amulee ci fajukaay bi bu la joxee ordonnance boo demee ci pharmacie ñu jox la garab yi. sëñ bi Wade bu ma la déggee ni nga koy waxee yëf yi yomb na dafa mel ni que systématiquement ku nekk ci maanaam képp nga xam ne adhéré nga ci mutuelle bi dafa mel ni fépp foo mënti dem rek doo am benn difficulté wax nga centre de santé wax nga poste de santé wax nga pharmacie wax nga même ay spécialités yi nga xam ne dañ koy faral di jël mais est-ce que effectivement noonu la systématiqué parce que ci lu ma dégg moo di am na ay jafe-jafe yi nga xam ne yéen koy dund ci wàllum koppar parce que état bi la nga xamante ne da leen ko waroon jagleel jaarale ko ci couverture universelle bi dafa mel ni am na fenn fi nga xamante ni daal am na retard pour mën a éponger yenn ci ay dettes yi nga xam ne war nañ leen ko mën a jox yéen. waaw loolu am na li ma lay wax nii lañ ko tëralee. nii lañ koy doxalee mooy yoon wi. waaye mooy yoon wi mais est-ce que yoon bi tam amul xaaxam ci diggante bi. waaw xaaxam gi li ko waral rek mooy li nga wax parce que ñun bu ñu tàmbalee moo am tuuti rëkk-rëkk ci wàllu xaalis day tax ba fajkat yi dañuy dem yenn saa yi ba suspendre maanaam arrêté. faj gi ñu doon fajal ay nit. parce que boobaa dañu am ay problème de trésorerie bu tax ba ñun duñu mën a fay kii mais loolu dundoon nañ ko ay jamono mais fii ñu toll tey jii. ñun daanaka
réglé nañu problème boobu ba nga xam ne ñu ngi faj nit ñi. normalement ku ci am soxla tey nga mën a faju li ci nekk leneen loo xam ne li xëy na yokkute lay war a mën a nekk jamono yi ñu ciy xalaat mooy li ñuy wax portabilité. nan la nit ki mënee même boo jógee Fuuta ñëw Dakar wala dem Tamba sa assurance boobu mën la faj foofa Tamba. te doo déplacé wu. waaw te doo déplacé wu doo jarul na naan la delluwaatal Matam pour nga faju yooyu yëpp rëkk-rëkk am na ci mooy tardement bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu koppar. bu ñu état waroon jox. jotuñu ci loolu andi na ay tension de trésorerie. ci mutuelle parce que ba ngeen taxawalee affaire ba couverture maladie universelle ñëw si la Macky Sall jëloon dogal nii comme quoi que dañ leen jàppale. mu mel ni que les premières années état bi respecté na li nga xam ne moom la doon wax. mais suñu jàpp itam nee nañu ci atum 2016 ba léegi. état bi koppar yi mu leen waroon joxu leen ko ci ni ngeen ko bëggee. waaw loolu am na président Macky Sall dafa engagé wu ne cotisation CMU 7000 francs la junneeg ñeenti téeméer. mu ni gouvernement dina jël moitié bi muy 3500 nit ki na joxe 3500 président dem gouvernement ne man dinaa jël ñi nga xam ne ñii bokk nañ ci programme national de bourse de sécurité familiale ñu leen di woowee familièrement BSF. ak ñi nga xam ne dañu dund ak laago. te ñu am carte d'égalité de chance man gouvernement maa leen di jël entièrement. en charge fayal leen 7000 francs cotisation 2000 francs ticket modérateur joxe leen seen adhésion. joxe 1000 francs joxe leen même photo yi. adhésion joxe na ko cotisation yi joxe na ko mais depuis ay at a ngi nii. loolu ni mu waroon doxee maanaam at mu nekk liñ ci jot a kii. li mu ñu war a ameel mu jox ñu ko foofu la tardement am. kon 2016 moom lañ leen jox nii. jox nañ ñu 2016 jox nañ ñu 2017 en 2021. mais 2018 2019 2020. 4 ans am na lu des. am na lu des am na lu des ba tey jii kon yéen effectivement na ngeen di def finalement pour maanaam régler jafe-jafe yi nga xamante ni adhérents ñu ngi koy dund parce que ni nga ko waxee c'est comme si pratiquement amul leen difficulté ndax ku dem hôpital di nga faju ku dem ci yenn béréb yi di nga faju même pharmacie yenn garab yi nga xam ne dañ koy soxla yenn spécialité tamit ci hôpitaux yi tamit di ngeen ko mën a def mais effectivement yéen a ngi dund ay difficulté nan ngeen di jongler pour mën a sortir de cette difficulté. waaw difficulté li ñu may ñu mën cee génn mooy benn li ñu jotoon yaxanal ci xaalis ñu koy utiliser ñaareel ba. dañuy fexe moo di cotisation yi gars yi cotisation yi ñu amoon. ñu ciy fat nit ñi boo liggéey ba at mi jeex di nga dese. excédent. du bénéfice waaye excédent di nga ko dese. excédent boobu lu koy waral moo di souvent ñëpp ñuy cotiser du ñëppay faju. en même temps du ñëppay faju du ñëppay c'est la loi du grand nombre. par exemple boo seetee tey mutuelle bu am 5000 bénéficiaires. maanaam juróomi junni méngale tuuti assurance ñoom tam ni ñuy gagné xaalis à la limite. bon assurance xam nga dañoo jox ni dañuy taxawal assurance pour am bénéfice. entreprise privée la. ah yéen c'est pas pour. non nous on est social. on est social li nit ñi di joxe. li ñuy dajatle dafa war a dem ci wàllu fajub nit ñi. tax na ba même boo gisee ni am nga xaalis bu bari nga ne xaaral li ma jagleeloon nit ñi lii la. mais gis naa ne li may am ci xaalis bari na bari ay koo xam ne gi. xaaral ma yokkal leen beneen service. donc loolu la donc dañuy def ay li ñuy waxee réserve ñu denc ko. ñaareel ba fexe ba ñi nga xam ne ñooy nattal seen bopp 3500 ñu gën a bëri. bu ñu gënee bëri xaalis boobu boo boolee ñaar yi di nga ci mën a dund di ci dem di def beneen ba mooy ñun ci suñu organisation dem nañu ba teg li ñuy wax ay fonds de garantie. au niveau des unions régionales au niveau des unions départementales nga xam ne yor nañu xaalis. am nañ tuuti matelas. ndëgër laay ñoom dañuy fexe ba mutuelle yi ci seen bopp ku ci am jafe-jafe nga jéem a dem sàkku ci sa union départementale wala union régionale mu abal la xaalis nga fay say facture boo paree boo jotee buñ la versé say subvention wala sa cotisation nga récupéré ko nga ñëw fay union bi. noonu la ñuy dundee en tout cas moo ñu may tey ba ñuy dem. mais loolu mënul wéy. mais est-ce que réserve boobu tamit jotul ngeen investir parce que su ma ko waxee xel lay dem ci kuréel yu mel ni ay IPRES ak yu ni mel parce que xam nañu ni que à la base cotisation travailleurs yi si la ñuy fay ñi nga xam te ñoom ñoo di retraité yi mais ci ko koppar yi nga xam te dañ ko yor aussi ñoom dañuy investir dans l'immobilier pour mën a am xaalis bi nga xam dañ leen mën a permettre ñu mën a am yenn autonomie yi pour bañ a dépendre juste ci li nga xamante ni moo di cotisation yi. loolu suñu yéene la suñu xalaat la suñu projet la mais comme ni ma la wax bu ñu état joxoon li ñu am tey jii rek moom. état chaque année ñaata la leen war a jox. état par exemple boo jëlee bourse de sécurité familiale rek état war na cee joxe 19 milliards. 19 milliards pour ñu couvrir bourse de sécurité familiale. boo jëlee chaque année. war na koo kañ la ko état gëj a joxe 2016. 2017 dañu gëj a jot affaire bourse de sécurité familiale donc 2018 2019 2020 ñëwul. plusieurs centaines en fait. waaw mu nekk ay xaalis bu bëree bëri. bokkul ak li nga xam ne ñi joxe woon 3500 li ñu leen war a joxeel
loolu aussi mu des ay 2020 ñëwul 2019 ñenn ñi jotuñu ko. xaal boobu yëpp bu ñëwoon tey ji ñun mën nañu tabaxal mutuelle yi ay sièges mën nañ leen équiper. mën nañu investir ci yenn am seen budget de fonctionnement. am budget bu fonctionnement bu am maana buy tax ba ñu mën a investir ba gën a am autonomie. mais xam nga état buy faral di dugal tamit koppar ci ay mbiram foofu mu ngi contrôler est-ce que tamit les corps de contrôle de l'état dañuy faral di ñëw contrôler xaalis bi nga xamante ne état mu ngi koy dugal donte état gëj na cotiser ci ni nga ko waxee ci atum 2017 ba tey. waaw état mu ngi contrôler parce que agent de la couverture maladie lépp li ñuy liggéey. weer wu nekk xam na lan lañ liggéey wala du moins 3 mois yu nekk xam na ko parce que day def li ñuy wax collecte de données. sur les mutuelles de santé. ak comptabilité fiable. voilà comptabilité yëpp xam na ko ba tax na ñun bu ñu ko nee ñun lii la ñu faj ci ay nit wala lii la ñu am ci ay bénéficiaires. moom day xool loolu mu ne ñu déedéet méngawul ak li ngeen ma wax. boobu benn la contrôle ñun suñu bopp ñun mutuelle yi am nañu ay organes de contrôle. mutuelle bu nekk am na organe union bu nekk am na te ñooñu ñëpp dañuy contrôler. ñetteel ba jamono yee weesu Cour des comptes. ñëw na ci ñun pour def ci contrôle aussi jaar na ci mutuelle yu bëri xool si ni ñuy gérer fii mu nekk ñu ngi xaar ban rapport lay génne. tey jii aussi jamono ji yëpp depuis mën naa wax juróomi weer ministère du développement communautaire commandité na benn évaluation de la CMI. te mutuelle yaa ngi ci biir càmbar nañu mutuelle yi xool nañu la nekk ci mutuelle bi ba tey jii mën nañ la cee wax ñu ngi. partager résultats yi jëm ci loolu en tout cas contrôle bi état mu ngi koy exercer. mais ñun aussi pare nañu pour bu ñëwee contrôle ñu ngi renforcer suñu capacité ba lépp na jaar yoon. et premier contrôle bi ma naroon koo fàtte sax mooy que ci biir mutuelle bi ñiy gérer bureau bi wala ñuy rendre compte au conseil d'administration tous les 3 mois. di def assemblée générale chaque année pour rendre compte nit ñi ci lan la ñu liggéey ak nan la ñu. fan la ñu dugal seen xaalis yu ni mel quoi. faire l'état financier. voilà l'état financier. waaw mais li ma bëgg a xam mooy dafa mel ni CMU. mooy seen interface. seen diggante ak état maanaam moo dox seen diggante ak état bi. agence bi état bi buy dem bay verser xaalis pour jox leen ko jagleel leen ko couverture maladie universelle la koy jox ñooñu tamit soog leen ko verser après ngeen soog ko éparpiller. voilà mais interface boobu nga xamante ne moom mu ngi koy def est-ce que yéen a ngi siy gis seen bopp ndax gënul jafel maanaam seen collaboration ak état bi. bon xëy na mën naa ne jafe-jafe amu ci li ci am rek mooy moom aussi dafay mën a nekk organe buy opérer rek n'est-ce pas maanaam dafay dañ koy jox mu def. buñ ko joxul transit lay doon daal. voilà buñ ko joxul du def. donc mais li am ba am aussi bu amee ay jafe-jafe war na ko mën a remonter ci ki ko dénk pour moom aussi mu jéem a jël décision. tey bu ñuy wax tey ji président de la république te dama ciy profiter pour wax ne budget bi nga xam ne moom la ñu jagleel CMU dafa néew ci li CMU soxla. parce que boo xoolee at yi may wax yëpp war nañu mën a def le point tey jii ba nga xam ne ñu xam ñaata la état amel CMU de manière globale parce que prestataires yi la mutuelle de santé ak ñeneen ak ñeneen. bu ñu ko xamee ñu jël décision pour éponger dette boobu. et partir sur de nouvelles bases nga xam ni budget bi dégg naa barke démb ci directeur général de la CMI mais ni agence mu ngi soxla 60 milliards par année. tey jii ñu ngi koy jox ay 22 milliards par année. 22 milliards ci 60 milliards xam nga loolu écart la. donc ñuy woote pour gouvernement bi jéem a def effort bu baax a baax pour li nga xam ne jëm na ci CMU. ñu joxe moyens yi ci war pour yëpp yi parce que sinon ñun ci suñu bopp. ñu ngi ciy am ay jafe-jafe. parce que ki la jox xaalisam nga wax ko ni mbir mi nii la comme ni ma la ko waxee mu neex trop ci yow. mais boo ñëwee mbir mi di am ay jafe-jafe maanaam ñu def ba ci yàgg. rupture de prestation di am. yow da ngay découragé. te loolu yàqal nañ ci suñu liggéey élan bi ñu jëloon 2015 2016. doon dem nit ñi di yokku ak tey li ñu am te vraiment. suñu membre yu bëri découragé nañu. bàyyi mais li mu bëggoon xam aussi mais est-ce que tamit le sénégalais am na culture boobu di ñëw ci nga xamante ne moo di mutuelle yi parce que souvent ni ñu ko waxee ñii di fonctionnaires yi ñoom ñooy faral di adhérer lool te loolu sax pratiquement c'est systématique mais comme yéen bi ngeen yor moom dafa demander à ce que nit ki am sa volonté personnelle pour mën a adhérer à ça est-ce que tey jii gis nga ni que sénégalais yi lii di mutuelle de santé communautaire yi gis nañ ci seen bopp ba tey ji mu jaral leen ñu si xar seen tànkatu bay ngir mën a am seen kaaraange. waaw loolu aussi lu jar a relever la parce que suñu culture mutualiste lañ ko tuddee culture mutualiste ñett wala ñaari point mooy li ñuy wax fagaru ak solidarité. ñaar yi solidarité xam nga sax na suñu société solidarité xam nañ ko ku xewle ñu jokk wala ku dara jot ñu ji ñëw jàppale la. li nga xam ne mooy jafe-jafe mooy fagaru gi maanaam nan la ñuy fexe balaa mbir mi di ñëw. ñu fexe dajale li nga xam ne bu ñëwee ñu mën a
jàmmarloo ak moom jàkkaarloo ak moom loolu mooy problème ci wàllu woowu donc nit ñi amuñu ko tax na ba ñu bëri dañuy xaar ba feebar bi ñëw. mais est-ce que tamit côté googu du seen communication moo xaw a suuxe parce que aussi xam nañu gis nañu li nga xam moo di solidarité boobu gis nañu ay natt yi nga xam dañ koy faral di organiser parce que gars yi dañ ci gis seen bopp dañuy tegg si saa si doon mën a dem lijjanti seen i problème mais benn dafa demander une communication parce que nit ki mën na jàpp ne xëy na maa ngi dugal sama xaalis xëy na mën naa dem sax ba kii du ma ko soxla pour dem faju ji. yaa ngi wax du communication simplement. mais attitude nit ki la sénégalais bi la. boo ko waxee tontine mu ne dinaa tebbi. boo ko waxee leneen mu ne gis naa njëriñ li mais fii ñu nekk nii wàllu wér-gu-yaram maanaam kenn bëggul feebar te li lay tax a jot ci mbir mi dafay fekk nga feebar. dëgg la voilà donc kuy fagaru da ngay fagaru rek xamoo ndax di nga feebar wala doo feebar mais da ngay fagaru pour bu ëllëg feebar ñëwee wala leneen ñëw nga xam ne man duggoon naa ci jafe-jafe yi ba ma naroon am surtout par exemple pour nawet sibiru ñëw nga xam ni économie maanaam koom-koom bi doxewul noonu bu sibiru ñëwee ñu ci bari dañuy am jafe-jafe pour dem faju ji loolu mooy li nga xam ne ci la ñu war a dugg kenn ñëpp dañ cee war a dugg ñu ngi communiquer naam communication du doy ñu ngi communiquer di waxtaan agence mu ngi communiquer ñëpp a ngi communiquer mais changement de comportement la te changement de comportement du lu ñuy décréter il faut que nit ñi comprendre dugg ci xam pour véritablement ñu jëm ci kanam mais gis nañ ci avancement yu bëree bëri ni mu meloon bu njëkk ni nit ñi daan mel ci mutuelle yi ak tey niñ ci mel wuute na vraiment ñu ngi rafetlu te am nañu yaakaar bu baax a baax ne am na yenn yoo xam ne bu ñu ko jubbantiloon rek tey ji CMU 87% yooyu ñu wax ñëppay ñëw dugg si parce que njëriñ kese la pour ñun la leneen la ma cay teg mooy dama weesu sax CMU di wax ci li ñuy naan protection sociale mooy que ñooñu ñuy tey jii dañ leen jagleen CMU mais ñoom am nañu yeneen soxla tey jii mag ñi bu ñu sañoon am pension de retraite jigéen ñi nekk ci kaw gi di liggéey wala ñiy nekk ci économie ci marché yi ak yooyu bu ñu sañoon ku ci won lor bu sa jamono wasin jotee comme ni ñuy joxee ñuy liggéey ñu jox la congé maternité di la fay yéen ngi xalaat yooyu yëpp ñu ngi koy xalaat ñu lay fay salaire sax luy compenser li nga daan am ñu koy kii caisse de sécurité sociale aussi voilà comme ni caisse de sécurité sociale yooyu aussi bëgg nañ koo sumb même ak caisse de sécurité sociale discuter ak moom ñun nan la ñu mën a lëkkaloo ba véritablement ñii nga xam ne ñooy 87% yi ñu am protection sociale mën a jot ci yu bëree bëri gis naa ni itam seen siège Kaolack la nekk te très souvent capitale bi daanaka moom mooy englobé lépp mais ñu gis ni que yéen seen siège da ngeen ko jël yóbbu ko Kaolack waaw lu waral loolu waaw li ko waral bëri na parce que ñi nga xam ne ñoo tax ñu jóg muy monde rural ak informel boo seetee monde rural Kaolack c'est le bassin de l'arachide donc central kii na ñaareel ba Kaolack c'est assez central pour kuy jógee Ziguinchor Kolda kuy jógee Tambacounda kuy jógee Saint-Louis xëy na moom ci la war a kii mais yooyu yëpp ay facteurs la yu tax ba ñu ne nañu génn Dakar pour plus de visibilité ci li ñuy liggéey en tout cas moo tax ñu nekk Kaolack. voilà kon boog jërëjëf André Demba Wade moom moo di président conseil d'administration bu Union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal moom moo doonoon suñu gan ci Soir d'Info ñu daal di kon boog dellu